bu yooyu amee da ngay gis commune bi yëpp ñëpp dañuy maase statut muy homme politique yeeg ñëpp di compatiru yaakaar naa loolu nag am na lu ko gën li gën loolu mooy fexe ba loolu dootu amati loolu moo gën nga toog mu am rek nga sol say dàll taal sa oto dem politique yi wala nga statut wala nga publier Facebook j'ai le cœur meurtri et pourtant tu pouvais ne pas avoir un cœur meurtri parce qu'on ne veut pas de médecin après la mort mais mieux vaut prévenir que guérir yaakaar naa li fi nekk ci salle bi yëpp ku ci ne am na ci gis-gis am na ci xam-xam waaye bu ku nekk téye xam-xamam ak gis-gisam dara du dox donc il nous faut forcément un échange horizontal et vertical d'idées pour régler ce fléau parmi tant ndax du moom kese mooy jafe-jafe bi ndox mi jafe-jafe la insécurité bi jafe-jafe la donc problème yi bëri na waaye bu ñu dee def nii léegi problème yëpp saafarawu li ma doon wax nag Ibrahima ci programme bi ñu bindoon jébbal ko commune bi ñu nekkee candidat ci élection yi muy le programme Ma Commune dama ne liggéeyal sa gox ça vaut tous les sacrifices defar sa dëkk du affaire u tijaan la murid la xaadir la laayeen la waaye romb na lébu la pël la séeréer la Sénégal il faut que ñu waxtaane ko ndax lépp loo gis ci àdduna ci waxtaan rek lay mujj kon moo tax ginnaaw bi ma félicité ci xam-xam bu gàtt rek ñu joxe suñu xalaat ci loolu yaakaar naa comme c'est une plage interdite peut-être yóbbu fa ay maîtres nageurs sax est-ce que ñoom dinañ ko nangu ndax kat un professionnel bu ñekkoo yoon wi dañ koo tere du fa jaar ci je comprends donc est-ce que maître nageur dina intervenir ci plage boo xam ne yoon daf ko tere kon li njëkk yaakaar naa ñi jot a wax ñëpp muy les deux frères wax nañ lu am solo ma gën koo xóotal tuuti muy président il nous faut comme ni ma yàggee fëgg ci table bi di ko wax duñ ma comprendre il nous faut des conseils de quartier délégué de quartier chef de quartier ma attanutul quartier yi nekk Tivaouane Peulh ak li ko wër il nous faut à l'intérieur de ces délégués de quartier ou bien à côté de ces délégués de quartier ñu am fa ay jeunes am fa ay femmes yoo xam ne ñoom ñooy téye les vraies informations kon am nañ deux grandes artères la commune a des portes yi bokk na ci croisement Tivaouane Peulh muy cité Darou Salam portes yi bokk na ci croisement Niague portes yi bokk na ci Lac Rose donc ku fi tuxu si foofu ngay jaar mënoo jaar feneen ba doo jaar foofu donc foofu mairie war na defar ay panneaux yoo xam ne day wan gan gi nga xam ne comme ni nga ko waxee tu as parfaitement raison mooy doog a ñëw xanaa famille yëpp faaw am ku man lire donc kooku dina ne foofu kat booy romb di yóbbu suñu bagage ñun ak suñu camion wax nañ ñu ne la plage de Tivaouane Peulh et de Lac Rose est interdite maanaam du fu ñuy sangoo beneen bi it mooy délégué de quartier yi gën a am taxawaay ci quartier yi nit warul dëkk ci quartier nit tuxu si fa te seeti woo ko bu dee yaay délégué bi jeunes yi fa ne seet dañ ko war a seeti bu ñu ko seetee bokk na ci li ñu war a waxtaane ak moom mooy li nga xam ne moo fi ne ci njariñ li nga xam ne moo fi ne ci association foyer bi nii lay doxee Tivaouane Peulh nga dëkk ñàgg nga dëkk waaye wax ko ne ko fii kat information bi gën a crucial comme da ngaa yor ay ndaw mooy ne plage bii ñu nekk dañ ko interdit peut-être maître nageur fi ñu koy indee mooy lu bëri lu ñuy dee ci brevet lay doon brevet sportif bu ñu defee brevet ba pare mooy yooyu ñuy def épreuve physique yooyu ñuy def ci BFEM ak bac loolu ñi fi toog ñëpp te jàng def nañ ko loolu moom ku mas a def brevet wala nga mas a def bac def nga brevet ba pare wala nga def ba dem géej loolu moom tout le monde l'a fait donc ku ko def ba leneen fekk ko ci ndogalu yàlla la waaye nag ñu jël jour yooyu def ko ay jours spécial discuter ak ay maîtres nageurs yoo xam ne peut-être ci foofu dinañ mën intervenir pour benn jour kon la solution c'est la sensibilisation la solution mooy ñu joxante loxo ñun ñëpp ñu xam ne benn bëgg-bëgg la ñu war a am ak benn yëg-yëg mooy le développement de la commune de Tivaouane Peulh Niague mooy li xale yi wayoon léegi ay paa lañ muy Pape et Cheikh naan ku nekk naan mën a bu dul man du baax loolu mooy yàq réew te loolu mooy yàq tamit ab commune si Ibrahima Sori si la tire de son côté si Assane tire de son côté si l'autre tire de son côté du am benn njëriñ du am benn aboutissement parce que day dem ba famille ci boppam day am problème parce que politique dafa garaaw te li muy yàq dafa bëri kon damay daaneel foofu kàddu gi solution bi may proposer daal mooy ñu activer conseil de quartier yi activer chef de quartier yi activer association yi waaye ku mel ne foyer des jeunes wala NTJ yi bu di dugg ci école yi parce que xale yi am nañ béréb xale yi am nañ kër seen premier kër école la
kër gi ñu tuddee seen kër mooy seen deuxième famille seen première famille école la kon ñu fekk leen ci école yi à travers des flyers à travers des discours di liggéey en même temps ak tey bu fekkoon ne avant vacances yi la damay président foyer na liggéey ak les présidents de Fosco ci loolu ñuy def cérémonie officielle sketch yooyu ñuy def ñu defay sketch yoo xam ne dañuy defaale sensibilisation ci li nga xam ne mooy lab bi ak yu demee noonu ndax foofu public bi ñoo ñëw xale yi dañuy ñëw ñëppay ñëw seetaan ci théâtre ak majorette ñu profité ci loolu defaale ay sensibilisation waxtaan ak directeur école yi xam nañ ñëpp ñu jël ay affiche ak ay flyers di ko taf ci seen école yi bu ko defee dina tax bu ñëpp waxee ñëpp di gis parce que tey ñun bi ñu gën a nekk xale mardi dañuy dem seetaani théâtre loolu tax parce que RTS ñoo ñu ko doon imposer RTS ñoo ñu imposer woon théâtre ngeen di seetaan wala film indo donc xale li nga ko imposer rek moom lay seetaan kon bu ñu demee ba seen bët yi on a qu'à faire trop de communication di gis ne plage bi dañ ko interdite parents yi tamit am ci responsabilité bu boobaa yaakaar naa dinañ dem ba képp ku ne damay dem xale bu ndaw bu 3 ans 4 ans mu naan la grand plage boobu kat dégg naa dañ koo tere parce que xale yi ñi ngi wayu Wally Seck yi ñi ngi wayu Sidi Diop bi ñu ngi koy way ci kër yi ñun ñëpp di dégg kon war nañoo fexe ba xale yi di way géej boobu baaxul tout est communication au 21e siècle salaamaaleykum wa rahmatullah. ndax li mu def nii dafa jafe ñu ngi yaakaar si jeunesse Tivaouane ndax gis nañu élève bu am solo te ñu loolu lañu bëgg si commune di nuyu sama yaay Adja Bigué di ko nuyu bu baax di nuyu sama xarit Binta Sarr di nuyu sama goto Rose di nuyu Aïssat sama yaay di nuyu sama grand Ahmed Faye di nuyu ñoom Pape ñëpp ñoom Habib Diop Père Guélé Thiam ñoom Amina Darame sama maire yëpp maa leen nuyu Abdoul maa ngi nuyu Aïssat si ñëpp maa leen nuyu di leen gërëm di nuyu tamit jeunesse bi ma ci gis ndax jeunesse bi ma ci gis duñu jeunesse yoo xamante ne amuñu xam-xam ndax lii de yombul tey commune Tivaouane Peulh dafa xaw a tumaranke tey développement loolu il faut ñu wax tey politiciens yi fi nekk dañoo war a liggéey ci développement ak jeunesse bi ndax lii mooy doole mbooloo comme nii saa yi di waxtaan rek di diisoo rek ku nekk di si xalaat rek commune bi dina dox commune bi nag dafa nekk ci ay tànk yu bees maanaam liir la dañoo nekk di ko defar yombul quoi yombul mais il faut ñu boole xol yi raxas ko ba mu set ñu booloo nekk benn ñu bañ a def par-parloo ndax politique day jeex mais ñun suñu dëkkuwaay bi du jeex ndax ñun ay dëkkandoo lañ Tivaouane Peulh famille la Tivaouane Peulh amul xeet ñun ñëpp benn lañ kon tey développement bi ñun dañ ci def 100% man développement Tivaouane Peulh moo ma tax jóg lépp lu ñu woote ci loo xamante ne day defar man nag géej gi amu si xalaat ci li may wax ndax man tey du ma maire du ma dara mais sama loxo su ci waree dugg ci moyen dama koy def ibu loolu laa amul lu may wax te damay topp seen gannaaw ndax nit doo iñaan doo soxor ndax lii yéen a ko xalaat kon yéen a ko moom kon loolu leen ci woote rek man maa ngi seen gannaaw maa ngi jégalu ñëpp. dégg nañ bu baax li ngeen wax après mémorandum ngeen di def jébbal ko autorité commune bi yëpp loolu dañ leen ci félicité te dinañ leen ci accompagner. beneen bi mooy solution yi defe naa ni ndaw ñi kenn mënu leen tere géej comme ni ko Pape Boy waxee ak yeneen jeunes yi pour nga tere ndaw ñi géej day metti lool te amoo seen maîtrise xamoo yan yoon la ñuy jaar géej bi yaatu na yaatuwaay bi nga xamante 15 kilomètres la diggante Malika ba Déni géeju Tivaouane Peulh bokk na ci littoral yu gën a gudd ci Sénégal ñun am nañ ko muy commune Tivaouane Peulh ñàgg pour nga maîtriser ko yombul. waxtaanoon nañ ci ak monsieur le maire mu ne am na ay sapeur yu ñu jël wax naa nañ ci général bi ñu dem foofu xool étudier terrain bi waaye ginnaaw bu ñu étudier terrain bi aussi nee nañ danañ fa teg ay maîtres nageurs mais loolu yëpp du doy man dama bëgg en tant que yow yàlla dogal na yow yaay président foyer des jeunes aussi doon sa président mouvement ñu gën a sensibiliser jeunes yi maanaam comment organiser à travers les ASC parce que y a pas mal de d'ASC ici à Tivaouane Peulh yoo xamante ne mën nañ fa jaaree dem waxtaan ak ndaw ñi parce que ñu ci gën a bëri ay ndaw la yoo xamante dañuy def sport parce que géej lu mu gën a bañ mooy nga dem di def sport nga ne xaaral ma sangu mos tuuti man mii dal na ma Cambérène parce que parcelle lañ dëkkoon donc xam naa géej bu baax yàgg nañoo dugg ci géej waaye nit ñi nii la ñuy labee nga leen di gis yow doo leen mën a sauver nañu waxante dëgg géej bi képp ku fi sauver nit yow sa bakkan mi ngi sa xottu gerte parce que courant bi bëri na bëri waaye boo xamante ne boo amul benn technique bi ak benn maturité bi ci wàllum feey yow pare nga yow miy sauver waxtu ma laa nag ka nga xamante ne daanaka dem na ba pare kon li ñuy sensibiliser nit ñi ni ko Youssou waxee sànq maanaam ñu won ni jeunes yi ne géej bi baaxul ba pare loolu mooy première chose wax leen géej bi day reye
bu ñu jógee ci géej gi day rayee ba pare ñu dem si ñoom fekk ji leen Assane fekk ji leen ci ASC yi parce que ASC yi ay point de relais lañ bu ñu demee foofu fekk leen fi ñu footballé ba pare ñu ne ah tey kat bëggoon nañu waxtaan ak yéen ci affaire géej bi dinañu déglu su ko defee ñoom à travers les écoles parce que écoles yi aussi man damay jaar ci VDN en masse dañuy demee booy te heure yi ngay wax noonu booy dañ fay dem suba si ak kii comment dire jara booy dañ fay dem suba si dañuy génn 10 heures wala 11 heures amatuñu cours ñu dem géej dañuy dajeek ñoom ay xale yu ndaw yoo xamante ne mënuñu sax téye seen bopp waxtu malaat nag géej bi nga xam comme ni ko Youssou waxee léegi boo tegee sa tànk boo tegee sa dàll ndox bu ko fekkee da koy yóbbu wala mu suul kon géej bii ñun ñii sax nga xamante ne yàlla doon mun nañ tuuti as feey man su ma demee ci géej bi ci tefes bi laay bërëngu sangu damaat sama yoon parce que xam nañ ndox parce que ndox kat li ko saa waay waxee géej yi fële la baaxee côté bële li ko dalee Ngor Yoof jàll même Yoof sax tane na mais Yoof sax baaxul parce que Yoof dafa xaw a def genre kii nii mais ay Ponton ay Lagon ay Anse Bernal jëm noonu jël Gorée wàcc ni ay mbaaw moo tan même mbaaw sax nit ñi dañ fay lab mbaaw bii nit ñi dañ fay lab parce que dafa am ay kàmb kon ñu sensibiliser jeunes yi ci loolu waxtaan ak ñoom su ko defee duñ ne cas de noyade du am de parce que loolu moom yàlla suñu borom rek moo xam mais dina wàññeeku parce que kat loolu lañ bëgg suñu ndaw yi nga xamante ne ñi ngi fii ci dëkk bi ëllëg ñu mën a jël relève bi mais tey bu ñu jeexee ndaw yëpp bu ñu jeexee ah ëllëgu Sénégal dana doy waar rawatina ëllëgu Tivaouane Peulh donc lii ci développement la bokk donc li may ñaan ñun ñii suñu mamaay ñoom ñoo nekk ci kër yi aussi ñuy waxtaan ak seen ay doom da leen wax ni géej bu baaxul ñun yàgg nañu tere géej dañuy dem jóge géej ñëw géej boo fa jógee yow mën a xam sa yaram day am mbeex par force dañ doon jàdd bërëngu ci suuf si mel ni ku doon mais boo ñëwee dañ lay jàpp kon ku sa doom dem géej bu ñëwee ci kër gi di nga ko xàmmee nga ne ko kat doom ah bul demee ci géej lii wala boo demee bul sangu wala nga sangoo nii ci tefes bi su ko defee cas de noyade dina wàññeeku kon maa ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm ci yéen ñi nga xamante ne yéen am initiative bi di ñaan yàlla suñu borom mbir mi bañ a yem fii ñu continuer di sensibiliser jeunes yi parce que mbir mi du mës a jeex tant que ñi ngi fi mbir mi du mës a jeex nañu ñaan yàlla suñu borom nag mu wàññeeku maa ngi santaat ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di kontaan sama ñëw bi ma ñëw fii tey di nuyu sama doom Sori Silla mi nga xam ne moo organise ni moom ak ñi mu àndal di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga joxal ma ko xale yi di nuyu sama doom Ifaka di nuyu Mohamed Faye di nuyu Rose bàjjen gox nga teg ko ci loxo bàjjen gox yi fi ne maa ngi nuyu responsable politique yi fi nekk yëpp di nuyu sama doom yi fi ne ñëpp maa ngi leen di nuyu ak délégation bi ma àndal yaakaar naa ne li ngeen woote tey biñ fi dalee woote ba léegi man woote bi moom a gën a ñor ndax woote bi problème mu xale yi pour géej gi yaakaar naa ñun yaay ñun la gën a marqué ndax doom dafa sax ci xol te yaakaar naa ne ñun yaay li ñu mën ci doom yi papa yi sax mënuñu ko ci. ndax boo amee doom mu lab di nga dund ba dee doo mu sa fàtte bés boobu heure boo yow sa xel dina dem ci sa doom heure boo déggee ni am na ko lab sa xel dem ci moom kon li may njëkk a def mooy di leen jaale yal na leen yàlla yërëm yal na leen yenant bi teeru ci barke Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah ndogal nag kenn muñ ci dara waaye loo gis nag fagaru la ndax keroog monsieur le maire bi mu ñëwee fii commandant bi mu ànd ak moom ñu dem taxaw foofu ci place géej gi ñu waxtaan ci ñu ne leen trouvé loo xam ne dinañu seet noo xam ne bu xale yi bu ñu ñëwee di sangu pour ñu bañ a lab mais monsieur le maire 8 heures ci suba la dem ànd commandant bi 5 heures ci ngoon xale yi lab ci benn place bi monsieur le maire taxawoon kon loolu doy na waar te metti na ñun solution bi ñun ñëpp a war a xeex dem géej bi sangu géej bi xale yi ñun ñëpp a war a xeex di mag di ndaw ñëpp ñoo war a xeex mënuñoo bàyyi géej li xale bi wax sànq dëgg la géej mënuñu koo bàyyi géej mënuñu koo bàyyi ndax lu bari suñuy soxla fa lay fajoo kon géej mënuñu koo bàyyi mu li ñu mën a def kay mooy trouver solution xale yi ku xam ne mënoo fay yaa ngi dem géej soo demee nga yem ci fi nga xam ne foofu nga war a yem su vague bi ñëwee nga taxaw bu jagee nga xëppoo ndox bu delluwaatee nga dellu man loolu laa gis man mii dafay wuma géej te géej gi balaa ngaa seetlu boo taxawee day mel ni boo taxawee bu vague bi ñëwee ba dem boo taxawee dalay mel ni lu lay yootal dalay xëcc da ngay jékki-jékki sax gis rek ndox mi nekk sa ginnaaw balaa vague bu mag bee ñëw balaa ngay daw naan yaa ngi génn bu la dóoree day mel ni courant moo la dóor day mel ni ku la xëcc donc nañu góorgóorlu ñun de
waa maire bi ñun dinañ ci taxaw boo xam ne monsieur le maire tamit jël na ci ay responsabilité boo xam ne dinañ leen taxaw heure foo leen ko woowee ci affaire géej gi da ci dugal loxoom te dinañ ci taxaw baax moom ak adjoint maire am ak conseil yi nañ ci taxaw bu soobee yàlla yenent bi foo leen ñu woo ci affaire géej gi nañ leen wuyu jërë ngeen jëf merci. Voilà, merci beaucoup maman Fatou Sow ak Mané Gueye de m'avoir donné la parole maa leen si sant bu baax donc di wax alhamdulillahi rabbil alamin ñetti yoon voilà parce que woote ñu wuy si la c'est pas facile yombul rawatina ay kilifa jug ñëw fekk si la mais nag li olof Njaay naan li ko jar rek moo ko jar ndax Tivaouane Peulh pour man mérité na lii mérité na ay doomam toog nemmeeku benn jafe-jafe bu am ñu xalaat ci waxtaan si pour apporter des solutions te yaakaar naa ne tey ñi fi wax yépp xam-xam lañ fi wax donc du ma monopoliser parole bi ci côté solution ak côté yenn affaires yi ndax wax nañ lépp li fi des mooy ñu def réaction waaw foo dem nag am na ku yàlla jiital am na kilifa ñun tey commune lañu monsieur le maire mooy suñu njiit waaw bu waxoon naa ko bu ma rombee ci tali bi benn xeer tere jàll nit ñi man yow laay woo directement parce que yow la fi yàlla teg donc c'est à lui bu ñu ginnaaw bi ñu proposé ay solution ci forum bi moom mu jéem a appliqué waaw te damay wax rek te yàlla tax jour bi ñaari xale yi di lab daf ma woo ci veille bi ne ma boo xëyee 8h nga ñëw général bi dafay ñëw ànd ak waa sapeur pompier jour boobu dama yeewu 7h 8h fii la ma fekk ma koy xaar malheureusement mujj ñoo gisee sax mujj ma see dem mais ci ngoon googu la ñaari xale yi lab donc mu ngi ci doon jéem dara waaw dañ koy wax nag ne ko vraiment bëgg nañ solution yi mu xalaat ci parce que li ñu fi wax yépp ay solution la bi ci njëkk mooy ni il faut ñu wutal xale yi ay occupation il faut ñu xool ban système la ñuy def pour téye leen ci gox bi ñuy bañ a fréquenter géej de trop waaw mooy lan ñu def ay espace de jeu waaw mooy lan nañ ñu jox foyer bu bees bi nañ ñu jox foyer des jeunes bu bees bi ñu def fa terrain multidisciplinaire boo xam ne dina am terrain basket terrain handball ba pare mu am place publique bi nga xamante ne nit ñi dinañ mën a doxantu di toog foofu waaw bu ñu bëggee def ay concert wala ñuy def ay affaires yu rëy ñu mën ko defee foofu waaw beneen bi aussi foyer bii nga xam ne tey fii la ñu nekk boo defee 3 ans ci ginnaaw nit daanu fi ñëw wala karatéka yi kese nga fiy fekk tey ñu ngi góorgóorlu ba mën fee def forum nañu yokk jàppale ci foyer bi nga xam ne dañ fee bëgg di fi former jeunes yi di leen yee di leen éveiller pour ñu mën a réussir ci seen àdduna waaw loolu bokk na ci loo xamante ne war na mën a wàññi lu bari ci Tivaouane Peulh waaw loolu ñu ngi ko koy yóbbante bu baax a baax a baax beneen bi di sant ñi nga xamante ne teew nañu fi li ma ci gën a neex mooy que ni autorité yi gën a jeune ñoo ñëw donc tonton Pape Sall wax na ko sànq voilà tant qu'il y a jeune il y a espoir waaw mun nañ ne subaay Tivaouane Peulh mun nañu am yaakaar bu baax donc maa ngi sant bu baax El Hadj Cissé waaw moom ñëw na fi waaw di sant Mouhamed Faye mon grand maa ngi lay sant bu baax naka noonu mon ami mon grand frère Ifra Ka sant naa ko aussi bu baax ci teewaayam voilà mais aussi sant madame la maire di lay yóbbante suñu foyer bi yéen ñëw tey dañoo bëgg Marème Faye Sall jàppale ñu tabax ko waaw bëgg naa sax après lii ngeen daggal ma ko yónnee ko madame la maire Bigué Sall mu yónneel ñu ko Marème Faye Sall nañu jàppale ñu yeggali suñu foyer bi nañ jàppale ñu yeggali suñu foyer bi am nañ ci yéene te yéene bi du daara lu dul jàppale jeunesse bu Tivaouane Peulh waaw donc loolu ñu ngi la koy yóbbante bu baax nga waxal ñu ko ñu ngi lay sant ci teewaay bi di sant suñu maman Aïssata gis nañ ko di sant bàjjanu gox yi waaw ñëw nañ fi ànd ak seen présidente maman Rose moom aussi nekk koo xam ne vraiment elle est sociable waaw saa yu ñu wootee pour problème mu Tivaouane Peulh mooy njëkk a ñëw waaw kon nag suñu yaay yi ñu ngi suñu ginnaaw amuñu lu ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal di sant aussi les membres du mouvement ànd taxaw suñu askan maa ngi leen di sant yéen ñëpp bu baax a baax di jël cant gi
di ko teg si loxo coordonnateur Daouda Dia mi nga xam ne moo doon coordonné activité bi ak coordinatrice bi Penda Sow di nuyu aussi di sant sama ñaari modérateurs yi mu nekk coach su Jara comme que nee na léegi bëggatul ñu koy wax professeur ak professeur Ba muy Assane Ba ñi ñëpp ay jeunes yu am xam-xam lañ bëgg seen dëkk donc tey li ma wax keroog rek bi ñuy def rencontre bi ak monsieur le maire dëkk bii mënul dox sans la jeunesse il faut ñu jël jeunes yi ñu impliquer leen ci la chose communale jox leen ay responsabilités ñemeloo leen may leen fit buñ ko defee rek commune bi dina dem ci kanam voilà nuyu naa aussi madame la conseillère suñu maman Binta Sarr moom aussi mun na yóbbaale ñi fi nekk yëpp nekk ay conseillers nuyu autorités yi fi teew yëpp waaw di nuyu sama yaay di rafetlu présence am fii waaw donc moom tamit yàlla na ko yàlla may gudd fan nuyu famille bi yëpp soxna si muy fii voilà ak frères yi ak sœurs yi ñëpp donc mouvement ànd taxaw suñu askan cat ba cat bu ma limee rek xam naa damay juum waaw yéen ñëpp sant naa leen gërëm naa leen moteur gërëm naa la bu baax a baax si lépp waaw xam nga sa bopp donc fa la ñuy wàccee kàddu yi di wax ne forum bi am na solo gars yi génnee nañu xam-xam dinañ ko tënk ci benn kayit yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu yëpp publier ko ba ñëpp jot si kon looloo nekkoon kàddu yi salaamaaleykum wa rahmatullah